depuis ay années ñi ngi dund situation bu doy waar fi ngay gis nii ñu ngi koy wax quartier Cheikh Awa Balla ñu am fi benn abattoir boo xam ni mur de clôture bu baax sax amu ko mais li gën a doy waar mooy situation bi ñu fi fekk ay sax ay der yu yàqu situation yoo xam ni tey képp ku fi dugg di nga xam ni yàpp bi nga xam ne ñu ngi koy joxe fii di ko yóbbu ci population bi norme de qualité yi amul lenn loo xam ni tey maîtriser nañ ko. fii laa dëkk sama kër a ngi nii jàkkaarloog bétuwaar bi daal sonn nañ ci ba ci kanamu yàlla ak yonent bi ndax bétuwaar bii su tawee sax yi dañuy buuc lu ne ngay gis ci bétuwaar bi ay jaan sa am na ci biir bétuwaar bi taalatuñu cuuraay nooyeetuñu xet gu neex ku fi romb da ngay jël sa kol ni nii di dem mais ñun dañoo dem ba sentiratuñu sa xetu bétuwaar bi dañoo dem ba sentiratuñu xetu bétuwaar bi ndax xet gu bon suñu néeg yi taalatuñ ci cuuraay xamatuñu lu ñuy noyyi xamatuñu lu ñuy def gan su ne salaamaaleykum da ngay rus yow lan mooy xeeñ sa biir néeg bi lan mooy xeeñ sa biir néeg bi da ngay dégg tax bétuwaar bi kese la. jekkul benn yoon ku ko gis xam ne lii jekkul ñu nag bëggoon nañoo am bétuwaar yu gën a moderne yu gën a comme bu mel ni bu Touba Mbacké bi mais lii ku fi ñëw sax du am fit pour jënd ndawal mais ci fii pourtant ay catégorie nag yu baax lañ fiy dugal. ay nag 700 000 ak 800 000 900 000 mais fii ku fi ñëw rek dootuñu nawloo ñun dañuy am sa complexe pour doomu aadama yi di dugg fii ñun daal jooy nañ ko fu ne. nit day jóge fële ca àll ba dëkk fi yëpp bu fi jógee nii lay def ma ne ko ma di ko ree ne ko noonu de kon xamal ne kon noonu ñu fi dëkk nu ñuy def sonn na nun faaleetuñu ko fee may toog suba gi fii lay toog di jaay goon ngi cere ba setee fee lay toog ci bétuwaar bi ne maa leen di jaay café bu ko defee da ngay gis ku dikk ak oto ni ma meer fii ngeen di toog gis nga ko ma ne ko man def noo yeetuñu ko sax mu ne ma yéen lii sax mën na leen a jàpp barke sëñ Tuubaa ci lii la ñuy dund suñu dimbali woon nag li laay war a suri jëli fi bétuwaar bi defal ñu ko marché moo ñu gënal lu ñu am ndax ñun dañoo liggéey bay bëgg a dee amuñu lu dul suñu njaboot gii te mu bétuwaar bi tax na fu mu nekk ni mënuñoo def dara su nawetee ñemewoo jën ndox maa ngee wala ngaan di dugg ci biir kër yi salte bi sonn nañ ba ci kanamu yàlla ak yonent suñu amoon ku ñu ci dimbali daal ñu jël sonn nañ lool ba ci kanamu yàlla ak yonent. abattoir boo xam ni amul mur de clôture amul responsable bu fi toog di xool kuy dugal yàpp ak ku dul dugal yàpp amul respecté wul benn norme nga gis ni fi ñuy rayee foofu la ñuy def li ñuy génne ci biir xar yi nga gis sax yi nekk à côté weñ yi di ci naaw ñu xam ni mouche transporteur de maladie la de microbe ñuy yéeg di ñëw di tak ci yàpp wi ñuy lekk mais man franchement man damay tiit. bu nawet xasee jot bu ñu génnee fii la ñuy toog fi ni ñuy teg suñu njaay ndax ñun daan doone rek la ñu xam waaye fii ñuy toog xale yu góor yi duñu nangoo sori toujours jaan yi ndaw yi dañuy romb fii gone yi tëcc bu dee jiit noonu bu dee leneen noonu daw nañu ba mënatunoo daw wax nañu guddi wax nañu bëccëg mënuñu ci dara léegi nag fi ñu toll gaare nañu. mais ñoom ñëpp yëg nañ ko ñoom bi fekkee ni ñoom ñii bi ñu grévé maire bi si boppam def ni leen moom moo waroon di nettoyer fii mais daf leen di delloo responsabilité bi te taxe municipale yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy fay war na mën a permettre à ce que ñuy bale fii mu set. boobu ba léegi ñun mënuñu lenn lu dul dénoncer parce que suñu baat aussi am na foo xam ne yeggu fa ñun maire bi sax tey bu ñu bëggee dem fëgg fa pour wax ak ñoom duñu ubbil seen i bunt situation boobu nag dafa war a dakk. ñun daal li ma jàpp ñu defar ñu bétuwaar boo xam ne dafa moderne ndax dëkk bii dëkku Maam Alaaji Malick la chaque jour day am gan yu ñëw fii di nemmeeku di siyaar si Maam Alaaji Malick kon waroon naa mën a nekk am bétuwaar boo xam ne vraiment ku ñam bu ñu fi dugal rek day apt waaw mais fii ku fi ñëw moom sa xel dina ñaaw moom. sonn rek la ñu def nag muy guddi muy bëccëg muy suba muy ngoon mënunoo taal cuuraay mënunoo wax mu set suñu xale yi dañuy téye bay bëgg a dee gis nga ko ni suba ngoon guddeeg bëccëg fu nu toll da di daru woon na yàlla te mënu amuñu fenn fu ñu jëm. ma koy ñaan tam sama mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi nga xam ni ñoom xam nañ ni vraiment Tivaouane rek la ñu am di ko noyyee di am seeni alal di ko fi indi ñu xam ni Tivaouane ñun liñ ciy yëngatu ñoom it soxal na leen donc li ñuy rey suñu bopp fii mooy pour Tivaouane jag mel niñ ko bëggee. xam nga abattoir c'est vrai xam nga abattoir bu ñu koy tabax souvent dañ koy tabax ci gannaaw dëkk souvent waaw loolu foofu laa jëm si dañ koy tabax foofu man defe naa sax man mii boobu judduwuma parce que man abattoir xam naa ni moo ma mag alors dëkk bi màgg
di màgg dem ba wër abattoir bi tey jii abattoir bi mi ngi au centre ville mi ngi ci digg dëkk bi alors c'est vrai am nañ ci jafe-jafe parce que ñun municipalité ñoo war a en tout cas gérer abattoir yi parce que am na taxe au moins bu ndaw bu fay génn boo xam ni dina dugg ci biir mairie bi alors def nañ ci ay jéego nag yu bëree bëri chaque fois dañu am benn un projet mooy projet mbalit mi dinañ ci ñëw sànq ñoom à chaque fois bu ñuy def seen mise à niveau chaque mois dañuy def mise à niveau c'est-à-dire dañuy indi des engins ñëw indi ay gradeur indi ay camion c'est-à-dire xoos ko dindi mbalit moo fa nekk yëpp dem tuuri ko mais xam nga deret fu muy tuuru chaque fois alors su amul benn taxawaay bi rek c'est vrai que dafay dégager odeur boo xamante ni vraiment du neex a noyyi ñi fay liggéey itam dañuy seen fekk der yi ñuy fees dañ koy fees wékk ko ci miir bi su ko defee su fa yàggee mën na indi ay jafe-jafe mais bi ñu demee ba loolu ñu gis ni def nañ ci ay jéego alors mais mu dañu convoqué ñi nga xamante ni ñoo fay liggéeyee mooy maanaam les bouchers avec en tout cas ndimbalu le chef de service en tout cas de l'élevage monsieur Diop ñu tenir benn rencontre ak le président des bouchers ak ñëpp ñun leen c'est vrai que ñu ngi wut ay pexe mais à chaque fois gis nañ ni affaire yi mu ngi persister léegi li ñu bëggoon mooy taxes yi nga xamante ni ñun ñoo ngi koy gagné ci biir en tout cas abattoir bi ñu bañ koo jëlati ñu bàyyi koog yéen su ko defee bu ngeen ko dajalee ak mu am benn kii bi ngeen mën ciy jël en charge gérer ko rek xam nga yéen ngeen gérer léegi ñu jox leen ko ngeen gérer ko comme ça muy set te du am benn problème je pense que depuis ñu def loolu en tout cas au niveau de la mairie gëj nañ ñoo woo ni ñu kaay leen abattoir ba dafa mel nii wala parce que ñoo leen ko jox parce que pourquoi ñu koy gérer parce que ñun ñoo de manière consensuelle dañ leen a woo et ça a été écrit il y a un arrêté qui est là boo léegi ñu jox la gestion en tout cas des abattoirs ñu jox ko les bouchers pour ñu jël en charge la salubrité. Bon ça va être très difficile moi je pense que co-gestion bi moo koy baaxal tey jii jox nañ leen ko taxes yi ñu fay am pour que ñu mën a jël le problème de l'eau ça se posait chaque fois dañ leen doon couper mais tey jii depuis un certain temps kenn ñëwatu fi wax ni on a un problème d'eau parce que ñoom par rapport ak taxes yi ñu fay am ñu ngi mën a gérer le problème de l'eau saleté ba fay nekk ñoom jël nañ seen i matuwaay ba ñoom ñi ngi jël en tout cas ay quelques personnes yoo xam ne ñu ngi leen koy gérer n'empêche que nous aussi à chaque fois bu demee ba àgg fenn fi comme je l'ai dit tantôt on a un projet qui est là l'UCG moom la ñuy ñëw moom mooy jël en tout cas des engins ak ay camions ñëw tonni ko ba mu set pour que ñu mën fa en tout cas liggéey mais néanmoins ñi ngi espérer ci diir bu gàtt am abattoir bu moderne parce que boo génnee tuuti Tivaouane tu verras que ni tabax nañ fa foraay bi parce que foraay bi xam nga foraay bi ak abattoir bi ñoo bokk fi ñu ne alors dañ koy tuxal de foraay bi pare na il ne reste que inauguration bi rek moo ci des mais am na partie boo xam ne dañ ko réserver pour tabax fa abattoir yu moderne et loolu le ministre d'antan madame Aminata Mbengue Ndiaye bi muy nekk ministre de l'élevage moom moo nu ko promettre ni moom dina jël ci budget vraiment xaalis boo xamante ni dañ ko consacrer uniquement ay abattoirs yu moderne comme yi am Touba comme yi am ci yeneen dëkk yi alors donc yaakaar na ni ci kanam tuuti vraiment loolu dinañ ko dépasser bon après li ñaan population yi mooy ñu garder leur mal comme on dit en patience mais am nañu yaakaar ni ci diir bu gàtt loolu dina soppeeku. mairie moom soxna si maa ngi lay yëgal ni boo wàcce woon asamaan ak suuf toujours rek am na lu ñu lay critiquer parce que dana ni dëkk bi dafa salte dëkk bi sama da ngay gis koo xam buntu këram lampe bi dafa fay poto lampam mu dem ci rajo bi dëkk bi dafa lëndëm waaw dëkk bi dafa lëndëm te buntu këram dong moo tàkkul de bu ñu ko defaree suba mu ni dëkk bi leer na nañ fekk na en tout cas moom li ko préoccupé moom buntu këram leer mais en tout cas fii moom on a fait en tout cas depuis que le maire est là Mamadou Sy Mbengue beaucoup d'efforts def nañ ko lépp mënul matale et le parfaitisme moom n'existe nulle part alors da ngay def rek li nga xamante ni jàpp nga ni population bi ñu ngi ciy gis seen bopp su ko defee ñu mën a en tout cas améliorer jéem a xool nu ñu améliorer conditions de vie population bi. di ñaan la population ñu xam ni dëkk li koy defar du maire kese waaye ñi ko dëkkee
ñooy bokk ak maire bi lëkkaloo waxtaan pour que ñu mën ko defar mu mën a mucc ayib mais lépp mënul matale waaye ñi ngi jéem ñi ngi góorgóorlu waaye Tivaouane koo xam 5 ans yi ñu génn ak fii mu toll xam nga ni jéego yu bari def nañ ko ci luy jëmale dëkk bi kanam kon nag dañuy invité population bi ñëpp ñu ñëw ñu jàppandoo ñu jékkateendoo tëralandoo ndax su baaxee ñëpp la baaxal waaye su yàqoo itam ñëpp la yàqal. abattoir bi tamit dafa naqari woon a defar mais maire bi essayé nañu 2 fois pour defaraat ko karole ko def fa ay fosse mais léegi dem nañu ba def ay pexe ba xam ni dañ ko war a tuxal loolu moo tax sonnatuñu ci booy génn ba ca poste courant bi miire nañ abattoir boobu ba mu pare ba defar lépp foofu lañ bëgg a tuxal lépp yóbbu ko fa pour mu propre ndax tamit mënoo année bu jot nga def ci 10 millions 5 millions te commune bi demeewul noonu ba pare problème yi di gën a yokku waaw mooy mairie bi xëy na ni mu ci war a taxawu ko ci ni mu waree mais population ba fay liggéeyee tamit lañ fa war a def wuñ ko fa na mu waree ndax booy bale kii di taqal ngay bale taqal xam nga mu àndul mais lépp nag ci mairie bi la aju ndax mairie bi moom moo ko war a gën a saytu